yow salaamaaleykum everybody maa leen di ziar maa leen di nuyu yéen ñëpp Sénégal fu waay nekk si àdduna bi maa leen di nuyu man la Mor Talla Gueye ñu may woowee Nit Doff donc vidéo bi su ma sañoon nag yéen ñi ci jot ñëpp su ma nee nekk ngeen partagé ko mu wër parce que Sénégal man dama bëgg ngeen yeewu parce que yeewu dafa jot nga guddi ñu toll nii comme ni ngeen ko gisee ci réseaux sociaux yi ngeen gis ko ci yenn médias yi ñi ngi def le tout pour nelawal leen. ñu ngi def le tout pour continuer leen jàppee comme seen ay jaam pour bëgg ngeen gëmm rek ñu leen di nax dafa am foo xam ne bu ñu fa tolloo nelaw yi dafay doy gis nga Malcolm X nii lañ ko rayee Thomas Sankara nii lañ ko rayee gis ngeen la même chose la ñuy jéem a def ci Ousmane Sonko nit la koo xamante si ni dafa jug pour dimbali Sénégalais yi nit la koo xamante si ni dafa ñëw fekk njuuj njaaj yi àgg foo xamante si ni jégg na dayoo mu jël bakkanam teg ko ci ni lii day dakk mu jël tay la léppam jël vie mu nekk en danger famille mu mettre leen ci situation bu doy waar ndax bés bu nekk ñu saaga ko bés bu nekk ñu jiiñ ko ay mbir te loolu lépp lu mu ci jublu mooy xeexal drapeau kon bu ñu nangu gis ay nit yoo xamante si ni bëgguñu Sénégal bëgguñu naataange Sénégal bëgguñu développement Sénégal seen développement poche la ñu bëgg seen développement compte banque la ñu bëgg ay détourneur de fonds lañu ay reykatu nit lañu ay comploteur lañu ñoom ñoo wëlbatiku naan leen kële baaxul bu leen déglu kële ab dëmm la kële bu leen ko déglu même yi leen fay ji gis ngeen campagne bi ñu jël fan yi mooy nañ comploter tuuraat lépp ci kawam pour nësaxal xelu nit ñi pour nit ñi dute ci moom te loolu lépp lañ ciy jublu yéen a xam ngeen ko dañ ciy jublu mooy def diversion parce que feeñal yi day waaj a bari te lii nii dañ ko soxla woon dañoo soxla woon ku miin dossier yi jege ko wax ñi fi nekkoon amul kenn koo xamante si ni jëloon na ay responsabilités dem kon pour une fois bu ñu yàlla dimbalee mu am ku jël ay responsabilités dem nekkal ñu ci naaj bi jël fiem bakkanam mu tey la ko ci xottu gerte pour dimbali askanam li laay war a sul kooku bu mu ñu gën a gore suñ ko songee ñu ñëpp bëgg koo rey ñun ñoo war a def bouclier ne du ci dal te suñu réew kese moo war a tax ñu def ko dimbali suñu réew maa ngi koy ñaan jeunes yi maa ngi koy ñaan yéen waa diaspora bi foo leen nekk si àdduna bi ne serait-ce que sax une minute def leen seen benn vidéo ngeen posté ko ngeen soutenir ki ngeen xam ni martyr la ki ngeen xamante ni soldat la tamit leen xeexal mi ngi fekk yoo xamante si nii ci jamono ji nga xamante si nii ñu ngi wax lu jëm ci pétrole ñu ngi wax lu jëm ci gaz ci jamono ji lañ soxla woon changer système ci jamono ji lañ soxla woon changer yeneen nit parce que nit ñu fi nekkoon boobu ba léegi dañu nax dañu yeew dañu comploter parce que ñun dañoo naïfoon lu ñu gis à la télé rek wala ñu dëgg ay ci médias yi rek dañuy jàpp ne dëgg la mbiru Ousmane Sonko bi ak yii nga gis ni ay journalistes de renommée ñëw jël seen plume di bind te dara waralu ko dul ay seen mercenaires yu ñu yónni war na leen yeekoon ci xewoon suñu ginnaaw boobu ak léegi dañuy nax yi dafa doy Sénégal mérité na leneen mérité nañ ay hôpital yu baax mérité nañ njàng bu baax mérité nañ jeunesse bi am liggéey mérité nañ mbay mu baax mérité nañ lekk bi doy fi bu nga xamante si ni famine dootu fi am ndox mi doy fi bu nga xam dootuñu naan ndox bu baaxul bu nga xamante si ni dëkk Sénégal dootul jaral booy ñu jaar ci géej gi di xaru ci àll bi yeewu dafa jot c'est le moment instant bi ni bu ñu bàyyee moment bi mu raw ñu dinañ ko regretter ay ati at nañu bàyyi nax bi ñuy nax yii ñuy def nii diñ ko naxee ci suñu diine yooyu ñun ñoo ko war a njëkk a bañ gis nga fii fu ñu fi dem ci kër diine yi lu ñu fa def dañ ko faa war a def loolu force la këru diine yi ñun amuñu seen fay boo defee fi cité religieuse fii nga def fi auto yooyu yëpp lu baax la mais loolu du tax nga jënd votu nit ñi du tax nga jënd taalibe nit ñi ñun suñu taalibe kenn mënu koo jënd yooyu yëpp ay bluff la yoo xamante si dañ koy naxe nit ñi est-ce que yii ñuy wax nii seen yii ñuy dem di inauguré di njëkkante est-ce que mi ngi feeñ émergence bu dee am est-ce que mi ngi feeñ ci lekk nit ñi est-ce que mi ngi feeñ ci liggéeyu nit ñi est-ce que mi ngi feeñ ci dëkkinu nit ñi ñii di embouteillage ci tali bi nekk ci kaar yi te rangaloo di bëgg a dee lekk ñu naanu ñu leen di fay ay payoor yu ñàkk fayda pendant ce temps nga gis milliards yi ñuy sàcc di yóbbu ay nit yoo xam ne tekk ñu woon dara barki dem tey ñu nekk ay multimilliardaires ba noppi naan la kii moo baax kii dëmm la kii du dëmm ce sont ces personnes là ñoom ñooy jug di ñu wax kan lañu war a bëgg kan lañu war a bëgg kan lañu war a topp kan lañu war a topp système bi moo fi war a jógee système bi baaxul jamono ji nga xamante si ni nag ñi ngi songu
Sénégal boo xam ne Sénégal bu war a exploiter pétrole am la exploiter gazam pour loolu yépp waa réewam mën ci jariñu jamono ji lañu soxla ay homme de confiance ay nit yoo xam ne ay patriotes yu gëm seen réew ay jeexantalu Cheikh Anta Diop am na nit ñi dugg ci politique ñëpp duñ ay politiciens ce sont des révolutionnaires yoo xamante si ni à un moment donné dañoo dugg ci politique pour continuer seen combat ce n'est pas pour des choses personnelles mais c'est vraiment patriotique moo tax gars yu bëri dugg ci politique kon bu ñu nangu virage bi ñu raté ko bu ñu ko raté on va le regretter affaire bi nag nekk ci Sénégal bu yaakaar dina nekk Sénégal sa objectif di nekk lenn lu dul naa am ay yére yu ma sol wala sa objectif nekk lenn lu dul naa am doole wala sa objectif nekk lenn lu dul naa xees naa am lu ma diwoo sa objectif war naa nekk ci man nan laa mën a def ba yombal sama doom yi di ñëw seen nekkin ci réew mi ban xeex laa mën a porter ban combat laa mën a bokk pour yëkkati Sénégal képp ku yeewoo Sénégal te nga gëm Sénégal genre idée yooyu nga war a yeewwaale lan laa mën a def pour sauver sama réew pour sama doom yi bu ñu ñëwee nañ fi fekk beneen nekkin bu wuteeg bii ñu nekk nii loolu la ñuy woowee un patriote loolu la ñuy woowee koo xamante si ni t'es pas lâche loolu la ñuy woowee koo xam ne jëloo chantier bi nga bàyyil ko si doom yi war a ñëw c'est maintenant ou jamais dañoo sonn dañoo comploter dañoo yeew gis nga ñi fi doon ñëw dañuy jox ay leçons de morale tey ji xoolal Sarkozy topp nañ ko jàpp nañ ko Claude Guéant anamu condamné nañ ko ndax corruption Jacques Chirac condamné nañ ko ndax corruption Cahuzac condamné nañ ko ndax corruption ñooñu ñëpp ñooñu daan jox ay leçons de morale ñooñu daan wax rey leen Thomas Sankara rey leen Gbagbo teg leen fi kii teg leen fi Blaise Compaoré comme ñooñu noonu ñëpp ñoo yoroon suñu njiitu réew di leen wax fii ngeen di jaar fële ngeen di jaar ndegam ñooñu la seen ay barrières di daanu mais ngal la ñun lan la ñuy xaar est-ce que dañoo war a nekk ay éternel jaam ba ilaa yow mi dee wala un moment donné dañoo war a jël suñu responsabilité ñun tamit est-ce que jotul ñun ñëpp ñu jël suñu responsabilité ñu joxaat suñu réew beneen vision joxaat suñu réew beneen élan ñu changer de système ñu jéem a essayer leneen nañu bàyyi nax yi ñuy def nii lu ci bëri ay nax la dañuy nax ci télé bi médias yi dañuy nax journaliste am na ci journaliste yuy def seen liggéey bu baax ñooñu nag ñu ngi leen di ñaan ñoom nañ jël seen responsabilité setal seen métier setal seen der journaliste yi ñuy jënd ñuy xëy di yàq deru nit ñi ñoom nañ ci wax maa ngi ñaan képp ku gis vidéo bi na nga ko partagé te képp koo xamante si ni mën nga ko na nga def vidéo bu 1 minute nga soutenir ku mel ne Ousmane Sonko nga wax que ni yaa ngi koy soutenir ci campagne de diabolisation bi ñu koy def ndax mu ngi ñu nekkal ca naaj ba tey la bakkanam tey la askanam tey la jéem ñu koy saaga di ko menacer ne mu koy def ndax ñun ndax suñu avenir doom kon bu mu ñu gën a gore buñ nangu moom mu nekk martyr ñu nekk ay lâche képp koo xamante se ni mën nga ko defal sa vidéo de soutien ak sa vidéo foo nekk si àdduna bi foo mënta nekk ci diaspora bi da nga def sa vidéo ne serait-ce que 30 secondes nga posté ko pour wane sa soutien pour wane que ni yow en tant que ku gëm sa réew yaa ngi taxaw di ñaawlu li yenn journalistes yi di def yi yenn médias yi di def loolu laa bëgg message boobu laa bëgg ñun ñu jàllale ko lii nag dafa nekk vidéo boo xamante se ni instant bi nii fajar sax jotagul 5 heures et quelque mënumaa nelaw dama toog di xalaat trop mënumaa nelaw man il fallait ma def vidéo bi ku ko mën a partager na nga ko partager et képp koo xamante se ni sentir nga ko aussi na nga def sa benn vidéo ne serait-ce que sax 10 secondes pour wane aussi sa indignation pour wane aussi parce que aussi ni ñu waxante dëgg gis ngeen fii ñu ngi téye carte électeur jàmbur yi carte d'identité jàmbur yi da ngay dem sa carte d'identité fekk fa ñaari carte d'identité ñaar ñoon la benn bi dañ koy yàq après xamul lan lañ ciy def nit ñi mënuñoo jot seen carte d'identité tey jii ñi ngi ne nañ changé kii war a gérer élection yi ñu jox ko keneen pour mbir mi gën a dal xel nga gis ne ki fi nekk bañ na mën ne moom réew mi mën na nit ñi ay jaamam lañ mu jël ki nga xam ne complice am la mu ne kooku laa koy jox mu yor ko xam nga ni loolu ku bëgg transparence ak ku bëgg jàmm du ko def jël créé jël suñu justice utiliser ku la neex tëj ku la neex jàpp ku la nar a yàqal nga tëj koo xam si ni sàcc na te nag boo far yow nga faat ko di ñu nax ci ay autoroute ak ay terre yoo xamante si nii lañ ko nar a faya dañoo nar a fay ba dee loo xamante si ni ay Tunis ak ay Maroc dañ koy jënde 1000 francs ñun ñu ngi koy jënde 2 milliards ngeen yaakaar ni loolu ndam la xëy na ci pratique dina baax nga dugg ci autoroute wala nga dugg ci leneen ci terre wala xëy na ci pratique dina baax mais à quel prix est-ce que tout ça n'est pas fait pour enrichir ay hommes d'affaires yu mel ne ay Bolloré yu mel ne ay Timsit yi nga xamante si déggoon ngeen leen ci scandale pétrole bi nit koo xam ne lam leen déggoon lépp defu ci dara gouvernement sobre gis ngeen que ni du dëgg mandat wu 5 ans gis ngeen que ni du dëgg du ma fal samay doom gis ngeen que ni du dëgg du ma fat ay sàcc gis ngeen que ni du dëgg mais lan ngeen bëggati wala da ngeen bëgg a continuer nangu ñu leen def ay jaam
wala da ngeen bëgg a continuer nangu ñu leen di utiliser ba illaa yow mi di wala da ngeen yaakaar ne mérité wu leen leneen réew mi ñun ñoo ko bokk bu ñu nangoo nekk ay jaam nañu yeewu leen lillahi wa rasuli ngeen yee ñi ci des yéen diaspora bi oote leen seen kër yi dimbali leen nit ñi yéen ñi xam wax leen ñi xamul yéen ñi nga xamante si nii am ngeen kàddu utiliser leen seen kàddu ngeen dimbali seen réew gis ngeen seen yenn waykat yi dañuy ñëw taxaw ak seen président ne ku mu neexul toppal fële xam ne lañ koy wax seen i fans ñiy jënd seen i album ñi dem seen i soirée ñooñu la ñuy wax ku mu neexul toppal fële noonu lañ leen di fayee kon waxtu dafa jot ngeen yow xam ñan ñoo far ci yéen waxtu dafa jot ngeen yow xam lan moo baax ci yéen ngeen mën a def la part des choses du tarixa du diine du affaire u ethnie du dara xool lan moo baax ci réew mi lan moo mën a changer réew mi lan mooy ay njiit yu mel ne ay Thomas Sankara ay Patrice Lumumba lan mooy ay njiit yoo xamante si c'est pas des corrompus yoo xamante si ni c'est des mafiosos ñu teg leen ci njiitu réew mi bu ko defee mbir mi mën a changer bu ko defee njàng mi mën a dox faj mi mën a dox réew mi mën a avancer réew mi avancé wu dañ leen di nax médias yi dañ leen di nax politique de propagande yi ñuy def inauguré c'est pour blow seen mind naxaat leen parce que dañoo jàpp ni ay nit yu yomb a nax ngeen xaaral ma inauguré 2 ou 3 xëcc benn pont ou 3 ak benn autoroute rek affaire yi jeex na bu boobaa 7 ans yi weesu yëpp xool li nga enduré ñu jël sa démocratie sànni c'est juste ñu jël ko utiliser nu mu leen neexee rey fi ay étudiants gis ngeen hôpitaux yi léegi la fa xew université boo fa dem gis ngeen dafa xew est-ce que yooyu yëpp da ngeen koy jël sànni parce que defal nañ leen benn terre wala ñëw nañ nax leen ci benn inauguré waxtu bi dafa jot pour ngeen mën a def ay analyse yu pertinente pour mën a def ay choix yu baax dimbali leen seen bopp yàlla du jot ci suuf leen dimbali yéen a mën a dimbali seen bopp partage leen vidéo yi def leen ay vidéo impliqué vous jël leen mu nekk loo xam yéen a koy defal seen bopp ne mu yàgg def sa vidéo wax ci sa réew jéem a yee nit ñi nañuy jéem a jël habitude yooyu noonu parce que ñun kese ñu mën a changer les choses keneen du ko def maa ngi jégalu ci guddaay bi heure bi guddi na nit ñi ngi nelaw mënu ma woon a nelaw il fallait que ma def vidéo bi partage ko ak yéen képp ku mën a partager na nga ko partager et képp ku mën a def sa vidéo na nga ko def nga solidaire aussi Ousmane Sonko ndax xam que ni am na benn bouclier ay nit yu mu nekk di xeexal ci mbedd bi ñun on n'est pas idiot ab benn audio bu ñu dégg boo xamante si nii léegi bu fekkee que ni cabinet Ousmane Sonko sax amaana sax xam nañ ne du loolu bu fekkoon sax dafa demoon di représenter la famille Ndoye am nañ ci droit bu demoon représenter la famille Ndoye day wax la famille Ndoye dem leen ngeen nangul li ngeen moom seen duy bokkul ak dara 94 milliards yi bu leen jaawale même su fekkoon sax moom du moom de mais dama ne même su fekkoon cabinet dafa dem représenter la famille Ndoye am nañ droit ñu en tant que ay expert dem ne la famille Ndoye dem leen nañ leen défendre ngeen nangu li ngeen moom loolu du suñu alal ñun waxuñu loolu da xam nga lan mooy wax ni ki nga xamante si nii dañ koo fexal ba bindal ko ay indemnisation 94 milliards ak ñëpp ko signal foofu la wax ji nekk bu leen brouillé nit ñi dofuñu ngeen te teewu Ousmane Sonko bu ñëwee dañ leen man damaa nekk ci yeneen lii mënoo kii mais mën naa leen batale keneen ngeen gérer la man damaa nekk ci yeneen te bu ma taqee day ñu am lu muy nuru mais même su ci takkoon du xalalu réew mi famille Ndoye lañ doon dimbali pour ñoom ñu jot liñ moom bokkul ak dara 94 milliards yi nga xam si ni fictif la dañ koo signé naroon ko jox nit pour que ñoom ñu paajoo ko après loolooy scandale bi bu leen jàppee nit ñi ay dof nit ñi dofuñu yéen ñi xam yée leen ñi xamul instant bi ñu ngi def ay campagne de diabolisation pour wan nit ñi que ni kii ab dëmm la du dëmm ñoom ñooy dëmm yi ñoom ñooy raykatu nit yi ñoom ñooy manipuler Sénégal ñoom ñooy sàcc milliards ci réew moo xam ne nit ñaa ngi fay dee xiif feebar lépp a ngi rey ngeen continuer di sàcc milliards te ku bëgg a wax ñun bu leen ko déglu parce que xam na que ni bu waxee dëgg day feeñ ñun leen dëmm la bu leen nekk victime moo tax ngeen bëgg a nekk complice de tout ça pourtant ces gens-là sont là pour vous aider pour vous éclairer pour ubbi seen ay bët il faut ngeen nangoo yeewu il faut ngeen nangoo xam déjà mën a def la distinction xam kan mooy seen ennemi ak kan mooy seen ami fii ak mun leen koo xam dañ leen di continuer di leen nax dañuy continuer kuñ bëggul ku leen nar a yee rek ñu leen kii dëmm la noonu la ñu rayee woon Malcolm X noonu la ñu rayee woon Thomas Sankara noonu la ñu rayee Sékou Touré noonu la ñu rayee kaneen ak kaneen te noonu ñoom lañ bëgg a rayee Ousmane Sonko est-ce que yow en tant que sénégalais da ngay nangu loolu est-ce que yow en tant que nitu dëgg en tant que jullit en tant que sénégalais nga nekk chrétien est-ce que yow da ngay nangu seetaan sa benn moromu sénégalais bu jugoon pour défendre ses intérêts nga gis politiciens yi mafioso yi bëgg ko rey médiatiquement bëgg ko diaboliser di ko menacer est-ce que yow da ngay toog croiser les bras seetaan ko wala da ngay jug
défendre ko ndax moom daf la doon défendre ba li lépp fekk ko ci donc maa ngi leen di woo ci état d'esprit boobu noonu maa ngi leen di woo ci patriotisme maa ngi leen di woo ci njàmbaar ci ngore maa ngi leen di woo ci doon ay vrais sénégalais wasalaam ngeen baal ma ak si kàddu yi yaa ngi def